Cheikh xëdd bi daanaka léegi mu baat. suukaru koor parce que maa ngi gis ni téléphone bi. mu ngi sonné bëri na ay nit yuy xaar waaw dinaa joxe wàlle ay suukaru koor en même temps. d'accord Diallo amul benn problème. fi mu ne nii nag xëdd bi daanaka léegi mu pare xanaa kontaan rek ci plateau bi ñu bokkaat tey rek ak professeur Massamba déjà rek gis nga ni tey nag ay mini gâteau laa leen andiloon lii nag mu nekk ay recettes yoo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër soit muy doon pour xëdd bi wala muy doon pour ndogu bi déjà nag pour nga defar ko c'est très simple lii nag dama jël farine farima bi rek ak 5 li nga xamante ne ni mooy 4 œufs entiers laa jël nag li nga xam ne mooy soowu dollima bi daal di koy def ci sama benn bool bi ma defee soowu dolli ma ba pare dama jël sucre bi nga xam ne waa société sénégalaise ñooñu ko andil moom laa def daal di jël li nga xam ne mooy sucre bi ak yaourt bi boole ko mooy dolli ma bi bàyyi ko nag ba nga xamante ne nii suukar bi seey na bu baax bi suukar bi seeyee ci laa jël sama 4 œufs entiers daal di ciy sotti ci œuf entier bi nag di ko battre nag œuf entier bi boo koy sotti nag par benn ngay sotti parce que soo jëlee yëpp daal di ko ciy sotti mën na yàq li nga xamante ne ni mooy mélange bi au fur et à mesure nag may sotti ba am li nga xamante ne ni moom laa bëgg ma jël nag 4 bocal yi nga xamante ne tey moom laay defaree samay mini gâteau ci laa jël 4 sotti ci li nga xamante ne nii mooy farine bi fekk si li nga xam ne mooy nen bi ak meew bi ak li nga xamante ne ni mooy soow dolli ma bi nga xam ne moom laa ko defaree tey bi ñu paree nag ci laa jël tuuti fleur d'oranger ak jus d'ananas bi amoon fii moom laa jël sotti ci mélanger daal di def nag benn orange entier ma pressé ko ci ñu mélanger lépp daal di am nag benn appareil bi ñu paree dañu jël nag 250 grammes de beurre daal di koy fondre ci li nga xam ne mooy micro-ondes daal di ko ci seeyal biñ ko ci seeyalee nag ba pare dañu ko sotti bàyyi ko nag mu reposé wu 15 minutes bi mu reposé woo nag ba pare ci la ñu jël ci li nga xamante ne ni mooy suñu plaque yi nga xam ne mën na dem au four li nag soo demee ci grande surface yi di nga ko fa mën a am ñu mélanger fii ananas ak poire moom laa mélanger fii fi mu ne nii nag li may ñëw rek mooy daal di yeggali appareil bi pendant ce temps nag am na yu ma jotaloon dugal ci four bi bu ko defee nag togg gi gën a gaaw ñu mën a rek delloowaat antenne bi ñu yeggali waxtaan bu am solo bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon déjà kii bi dañ ciy def beurre bàyyi ko ci nag pour nga xamante ne ni soo koy démouler du coller ci biir four bi léegi nag appareil bi dama ko xaajoon am na lu ma jotoon a def fii damay ñëw rek bu nekk ma def ci moitié gis nga lii rek ñu fàttali farine la yaourt dollima bi ak li nga xam ni mooy nen sucre fleur d'oranger orange ak beurre mu simple ngeen mën ko reprendre seen biir kër yi du jar ngay dem ci boulangerie di rang pour am ko mën nga ko defar sa kër très rapidement voilà nii mën nañu jël rek suñu benn kuddu lii nag orange ananas bi ak poire bi dañu ci pressé li nga xam ni mooy orange liñ ci dolliwuñ ci nag sucre parce que dañuy bañ suukar bi ëpp ndax appareil bi am na suukar ba pare bu la neexee tamit fruits yi mën nga ko changer soit mu doon mangue wala mu doon pêche wala mu doon abricot yaay xool fruit boo xamante ne nii am nga ko sa kër rek nga jël ko defee ko mais man tey ñaari fruits yi la mélanger attention ñu daal di jël rek sotti moom nag mooy nekk ci digg bi dañuy répété waat même chose jëlaat appareil bi sotti waat ko ci kawam ba muur li nga xam ni mooy fruit yépp mën nañu génnee lii daal di jël attention bii c'est bon mën nañu terminer ak bii voilà ñu ñëwaat defaat même chose defaat troisième mu fermé wu et enfin ñu defaat bi fruits yi dafa war a fermer wu carrément ñu terminer ak bi voilà mën nañ ko teg ni su ko defee rek ñu daal di nettoyer li nga xamante ne nii mooy rebooru suñu muul yi nga xam ne mooy dem au four bu fekkee yaa ngi sa kër nag amuloo mini muul yi mën nga jël benn muul bu mag boo xamante ne ni mën nga ko def ci four bi soo paree nag découper ko de préférence nag da ngay préchauffer four bi à 180 degrés bu ko defee nag boo koy dugal da nga koy wàññiwaat ba 75 su ko defee dina ñor ni nànk-nànk au fur et à mesure dina ñor gis nga ni résultat bi mooy nekk nii ñu daal di koy génne déjà nii am nañ fi ay mini gâteau yoo xamante ne ni ñor na man nag dama ko teel a def ci four bi bàyyi noonu gis nga résultat bi ngay am mën nañu jegele plaque bi fii voilà comme li may wax toujours nag booy ubbi four bi nga éviter di def comme man ni may def éviter sol gants yi ngay sol ay gants yoo xamante ne ni en tissu lay doon parce que yii mën na la laal mu lakk la te bu la lakkee dina la gaañ tuuti voilà gis nga nii rek day neex a démouler voilà résultat bi ngay am
mais man nag maa ngi koy dindi ci tàngaay bi de préférence da nga koy bàyyi ba mu sedd su seddee nag nga mën ko dindi nànk voilà nii rek résultat bi ngay am moo nekk mini gâteau yi voilà ainsi de suite yii nag dafa xaw a tàng il faut ñu bàyyi ko tuuti bu ci kanamee nag ñu daal di koy dindi suñu ko demulee daal di dugal yi comme li may wax nag toujours doo bàyyi four bi noonu mu sedd nga ñëw dugal say li nga xamante ne ni mooy say petit gâteau da nga koy njëkk a préchauffer à 180 degrés boo ko préchauffer nag ba mu leer na ne four bi tàng na ci nag ngay jël say mini gâteau daal di ko ci dugal boo ko ci dugalee nag automatiquement da nga koy wàññiwaat ba 75 bàyyi ko ci noonu taal ci kaw ak ci suuf teg ko nag au milieu su ko defee dafay ñorandi nànk ci kaw day ñor ci suuf di ñorandi bu ko defandoo lépp àndandoo ñor pour nga xam ne nag ñor na c'est très simple da ngay jël sa benn pic en bois boo ko amul nag mën nga jël benn couteau ci ngay jël daal di koy dugal nii ci moule bi soo ko génnee takkul dara rek nga xam ni ñor na bu fekkee nag da nga ko dugal génnee waat ko rek mu takk nga xam ni ñoragul comme ça nga bàyyi noonu muy ñorandi nànk-nànk lii nag moo nekk recette bi nga xamante ne ni moom lañ leen andil tey mu nekk ay mini gâteau aux fruits ci kanam nag dinaa daggate ay fruits yoo xamante ne ni moo koy accompagner lu ci mel ne orange ak lu ci mel ne ananas bi bu ko defee mën na ko accompagner nga jël ko soit pour xëdd wala mu doon pour ndogu du nekk loo xamante ne dina la gaañ ndax amul dara lu gras farine rek la ñu mélanger ak nen ak fruits yi nga xamante ne ni moo nekk ci biir Baye Cheikh ci kanam tuuti rek xanaa ñu andi ko ci plateau bi soit ñu xëdd ci rek wala ñu garder ko rek ba suba ndogu incha allah Baye Cheikh.